jaar-jaar Thiès la juddoo en 1975 foofu ci Jaxaaw màggee fa laa jàngee alxuraan suñu gannaaw kër am na woon daara du suñu gannaaw kër sax benn mur moo ko séparé suñu kër daara Babalaye Abdoulaye Ndiaye ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla yërëm xale ko aljanna donc fa la ñu jàngee ba ñu am 7 ans dama yéex a dugg école tuuti parce que pour la petite histoire de année yooyu dañoo ne woon ñu am 6 ans dañu xaar mois d'octobre xaar nag ba mois d'octobre bi fu ñu dem rek sama yaay yóbbu na ma ba Escale bon fépp fu ñu dem rek ñu ne fees na ma dellu continuer nag alxuraan bi ma ko defee après dugg donc école Jaxaaw primaire jàngee fa ba 1988 ci laa amee certificat ak entrée en 6e donc après ma dem collège Ousmane Ngom fa laa amee sama BFM jóge fa dem lycée Malick Sy am fa sama bac ma fa jógee nag ma dem université Dakar faculté de droit benn at laa fa def parce que bi ma fa defee benn at ci laa admis concours cycle BNA greffier option greffier 96 ma nekk fa ba 98 bi ma génnee liggéey naa comme greffier Dakar ñaari at ak lu teg jëm ñetti at après ma ñëw fii Thiès defaat fi yeneen ñaari at en 2003 bi fekk nag parallèlement aussi dama doon continuer samay études à l'université bi ma amee sama maîtrise en 2002 2003 ma def concours magistrature yàlla def ma jàll ma defaat formation ci même école bi ma nekk magistrat en 2005 sama début carrière yëpp nag aussi Thiès laa ko defee de 2005 à 2014 fii laa liggéey après ma jógee fii dem Dakar comme substitut du procureur général cour d'appel Dakar donc Dakar laa jeexalee sama carrière le 26 mars 2018 bi ma démissionné waaw loolu daal mooy parcours boo xamante ni mën nañ ko wax am na yu bëri yu nekk ci biir mais voilà globalement parcours bi nga xamante ni moom laa am macha allah muy parcours bu boo xam ne vraiment parcours bu élogieux bu rafet parce que comme ni ko gars yi di waxee ñu gis ni à 23 ans déjà nga nekk greffier peut-être 29 ans nga atteindre peut-être que nekk au sommet ci conseil supérieur de la magistrature nit ñi jàpp ni xëy na loolu réussite la parce que nga nekk référence ñu bëri surtout ndaw ñi parce que ku bëri xëy na si sa étudiants yu bëri wala xale yu bëri dañuy rêvé xëy na àgg fi nga àggoon ñu gis nga def loolu yëpp àgg fa par le biais peut-être sur yàlla sunu borom waaye aussi say parents jàppale comme ni nga ko waxee daj ci lu nekk ba nga àgg foofu xëy na ñu bëri am ci yaakaar ci côté boobu muy côté magistrature bi nga nekkoon mais nga xëy rek génn mu jaaxal ñu bëri parce que xale yu bëri jàpp nañu foofu moom amul lu ko gën waaw bu fekkee ne am na fuy gën foofu tamit ci lu gën la bokk mais nga génn dem mu jaaxal ñu bëri lan moo xew. waaw xam nga Ibrahima Ndiaye réussite conception la dañuy bëri jàpp ni réussite moom mooy koo xamante ni am na réussite professionnelle am yenn liggéey yoo xamante ni danañu am daraja am ci koom ak lépp sama doom nekk na ministre sama doom nekk na magistrat nekk na avocat nekk na peut-être imam ak yooyu mais am na loo xamante ni aussi dañ koy réere mbir am na ñoo xamante ni man jàpp naa ni samay référence dëggantaan du ñu xam dëggantaan man dama koy bëri di ko rappeler c'est pas parce que Thiès laa nekk am na góor gu baax bu nekk sama koñ bu tudd Alioune Niang dama ko xam étudier ko samay ay doomam laa doon àndal depuis ma nekk xale bu ndaw ñetti at ma koy bàyyi xel léegi war na am 74 ans dafay nekk sama référence imam la léegi imam la lu mu nekk imam li moo tax mu nekk sama référence dafa nekk sama référence parce que depuis ma ko xamee musul wàcc yoon bi mu nekk donc muy góor goo xamante ni dafa dëggu
ni nga gisee mu yar ay doomam yar leen ci ngor yar leen ci diine ba fu mu toll nii mag na mais mu ngi ci tawféex yàlla na yàlla yokk sutura bi yàlla na yàlla yokk tawféex lu tax may jël exemple boobu parce que aussi neexul ngay jël exemple ci say parents mais samay parents tamit am na lu ñu def ci ñun man du ma ne man kese parce que dama nekk am ay rak am ay mag ñu yaree ñu ci ngor comme bi demeewul woon noonu ñun fi ñu dëkk fi ñu juddoo fi ñu màggee dem nañu ba yegg ba dépassé collège amuñu woon électricité donc loolu je pense que benn limite la woon mais jàppewuñu ko woon limite terewul woon suñu nekkee école muy primaire muy feneen muy ñeneen aussi ñu bokkal koñ jàpp nañu ni loolu du limite daan nañu jàng kenn gënu leen woon di leen gën a baax loolu résultat mais surtout lu ñu retenir moom mooy li ñuy def ci yow muy yaree la ci ngor yaree la ci dëkk waaw yaakaar naa ni loolu daf lay soo ko bàyyiwul parce que parents yi ñoom seen devoir la ñu def nit ki nag moo war a góorgóorlu ba li parents yi def ci moom mu sàmm ko ci parcours am yëpp jéem ko nag transférer ay doomam ak ay ñoñam su fekkee tamit am nga occasion dem au-delà nekk nit koo xamante ni peut-être nit ñi mën nañ la def royukaay nga nekk de faire preuve d'exemplarité jàpp naa ni loolu moom la ñu raflé ci réew mi exemple waaw man nag modestement mën naa jàppee ni nit ñi ci lépp lu ñuy def war nañu jéem a nekk royukaay li nga wax noonu yi ñu bàyyi dafa am d'abord lu tax ñu bàyyi ko man mosuma dugg ci métier pour tëb rek bàyyi ko waaw nekk naa ci métier greffier fonk ko def ko ñi fi nekk greffier ñi ma xamoon ci liggéey bi ak avocat yi ak magistrat yi xam nañ ni ma doon exercer métier boobu ma dugg ci magistrature yàlla aussi defal ma ci biir teranga wax nga léegi conseil supérieur magistrature ñu bëri xamuñu lan mooy conseil supérieur magistrature conseil supérieur magistrature moom mooy ëtt boo xamante ni dafa tolloog conseil des ministres waaw président moo fay nekk ministre de la justice ak magistrat yi nga xamante ni ñoom ñoo jiite ëttu attekaay yu gën a mag yi magistrat yi ñoom ñu tànn seen biir ñett fal leen ne leen yéen toogal leen ñu foofu parce que ëtt boobu moom mooy saytu magistrature nu muy doxee moom mooy affecté magistrat yi moom tamit ci la ñuy waxtaanee lépp loo xamante ni moom mooy mën a doxalee magistrat mu nekk nag honneur bu mag parce que man musuma ñëw sax di soxla nañ ma jël sama collègue yee ñëw ne ma yow wóolu nañ la teg nañ la foofu te avant loolu 2009 ba 2011 nekkoon naa secrétaire général adjoint UMS moom mooy Union des magistrats sénégalais foofu tamit ñu wóolu ma fal ma fa pour ñi nga xamante ni dañuy toppatoo magistrature dañuy toppatoo ak yelleefu magistrat yi donc loolu yëpp man falaa njëkk a conseil supérieur magistrature falaa njëkk a démissionné parce que biñ ma falee magistrat yi wóolu ma nee ma toogal ñu fii nga saytul ñu nga représenté ñu foofu bi ma gisee ni foofu ni muy doxee méngewul ak ni yoon di doxee ma def ci lépp lu ma mën bi ma toogee ba xam ne atteindre naa samay limite mënatuma malgré avantage yi ma fa amoon yëpp yoo xamante ni yeneen magistrat yi amuñu ko ma teg ko foofu ne man kóolute dafa diis wóolute dafa diis nit su la wóoloo ba teg la fenn soo mënul def li mu lay wax te loolu du sa coobare ñeneen ñoom ñooy président de la république particulièrement ñoom ñoo ñëw def seen loxo ci yoon ñun ñu def ci lu ñu mën wax mais ñu atteindre suñuy limite ñu génn ci bi ñu toogee tamit ba benn moment xool liggéey magistrat bi nga xam ne moom la ñu tànnoon mu gënal ñu nag lépp ñu toog ba xool tim fii tamit tënk nañu yoon ba tënk ko ba ñun mënatuñu def liggéey magistrat bi comme nim ñu soobee ñun tamit ñu teg ko waaw. mais loolu lan moo ko war a mën a indi ñu gis ni comme ni nga ko waxee institution gën a ko rëy ci institution yi gën a mag Sénégal la bokk te yéen ñu xam leen ci indépendance ñu xam leen ci dëggu ñu am ci yéen yaakaar lool lan moo war a mën a indi
justice bi ñu lié ko comme ni ko gars yi ñu lié maanaam ñu tënk ay loxom wala ñu teg ko pression ba nga xamante ni yow ku mel ni yow ni nga ko waxee ñu say ñoon wóoru la teg la fa mais askan bi également ñu bëri defoon la def la référence surtout ci jeunes yi ñu gis nga bàyyi loolu mu nekk loo xam ne xëy na peut-être même ñi ko doon rêvé sax dañuy naan mais est-ce que man lii nii war naa ci mën a dem lan moo war a mën a indi loolu ba justice du dox nu mu waree. waaw gis nga Ibrahima Ndiaye justice li muy dul dox ni mu waree loolu du problème Sénégal kese il faut que ñu reconnaître ko waaye ne Sénégal nekkoon na benn moment référence xam nga Sénégal démocratie am parce que il faut aussi ñu dellu tuuti ci gannaaw pour ñu xam problème yi fii am fan la jóge dëggantaan Sénégal nekkoon na référence ci démocratie justice moom nguur bu fi toog exécutif dina ci jéem a vraiment contrôler dana ko jéem a contrôler da koy jéem kay magistrat yi bañ waaye ne ñi fi nekkoon depuis Senghor ba tey jéem nañu benn moment contrôler ko mais day am ñoo xamante ni moom loolu aussi il faut que ñu wax ko mooy régime Senghor régime Abdou Diouf dañuy am ñoom démocratie dafa leen soxaloon réputation Sénégal dafa leen soxaloon am ci tamit ay magistrats yu taxaw yu dëgër yoo xamante ni ay Kéba Mbaye suñ ko waxee ñëpp xam dayoom bi mu fi amoon ay ñeneen ñoo xamante ni sénégalais sax xamuñu leen woon bu baax ñooñu tamit nekkoon nañ fi def liggéey bu am solo ay Assane Bassirou Diouf kooku vraiment defoon na moom tamit liggéey bu mucc ayib ñooñu su fekkee ñaari volonté yooyu dafa daje mooy nguur bi jàpp ni démocratie suñ ko bëggee ñun tamit même su fekkee ni juge yi mën nañ ñu sax jàpp ci suñuy biir jàpp ay ministre di leen tëj jàpp suñuy ñooñ di leen tëj nañu bàyyi loolu moom mooy démocratie juge yi tamit jàpp ni ñoom dañoo waat pour def yoon pour taxawal yoon ñoom président nekkul seen kaw juge bu gën a ndaw parce que amul juge bu ndaw dama waxin la rek mais juge boo xamante ni juge bu génni tey école la di àtte nekk juge d'instruction président mënu ko jox instruction parce que dafa am indépendance am constitution moom moo ko consacré ñooñu nag ñu xam loolu di ko doxale te lu gën a am solo Ibrahima Ndiaye mag yi fi nekkoon ay Kéba Mbaye ak Assane Bassirou Diouf ñoom dañ doon inspiré loolu ñoom dañ doon wax juge yi dañ leen doon gëmloo seen bopp gëmlee leen seen liggéey nii di yéen askan wi moo leen fi teg yéen askan wi ngeen fi nekkal leen fi président nekkal leen fi keneen te président ministre ëpp leen solo yaa ngi gis loolu nag ñooñu aussi xam seen importance su liggéey mais loolu léegi bi ñu demee ba ay à partir de 2000 man parce que teel naa dugg justice comme ni nga ko waxee 23 ans 98 laa dugg donc maa ngi am ay références yu bëri mais à partir de 2000 la loolu commencé deñ te gis nga ci régime Ablaye Wade la tombé te gis nga li nga xamante ni moom mooy paradoxe bi xam naa mag yi ñuy déglu retraités yi dinañ ko xam avant 2000 payoor yi dañoo ndawoon trop man 98 donc man mën naa ci wax dara li ñu doon fayeeku dafa néew lool ñu ñëw nag Ablaye Wade gis ñëpp xam nañ ni mu yokkee salaire magistrat yi loolu waroon gën a tax magistrat yi gën a am seen indépendance parce que koo xamante ni sa koom yokku na warootoo faale kenn warootoo tal kenn sa indépendance war na yokku mais loolu daf leen gën a tënk malheureusement loolu parce que nit ñi léegi Sénégal te léegi sax la gën a bon koomu fonctionnaire yëpp ba yokku mais koo ci gis rek mu ngi jéem a xool nan la mu yokkee koom-koomam loolooy problème mu Sénégal actuellement donc loolu mu def ko ci nga gis ay ñoo xamante ni dañ leen di nommer premier président duñu ñoom faale wuñu ñoom seen koom rek la ñuy xool xooluñu ñoom ñi rôle bi ñu fi war a am parce que li may wax chaque fois xam nga à part Kéba Mbaye suñu waxee sénégalais lambda mooy sénégalais yi nii mais kan mooy président cour suprême xamuñu ko. dëgg la foofu laa bëggoon ñëw yow. waaw maanaam boo comparé yow ñooñu nga doon lim. waaw tey génération bi. te boobu te xoolal boobu amul woon ay. médias yeeg yooyu. amul woon internet. amul woon ay WhatsApp ak yooyu. mais terewul sénégalais yi xamoon nañu rajo rek a fi nekkoon ñi amoon télé bëri bu ñu ñu bëri ñu ngi wax Kéba Mbaye mosuñu ko teg bët mosuñu ko gis ci télé mais ñooñu dañoo amoon dayoo amoon taxawaay. waaw loolu nag vraiment
ñun suñu nekkee ci atmosphère boobu te justice nekk ci ñun dara loo xamante ni idéal la moom mooy nii ñun c'est pas parce que réew bu pauvre rek lañu Sénégal démocratie bi toll na fenn foo xam mérité nañu justice bu am dayoo te Sénégal aussi réew boo xamante ni la jafe-jafe yi fi war a dugg jafe-jafe boo gis ci justice lay mujjee nit ñi war nañu gën man dama jàpp ni amuñu nit ñi xamuñu sax justice rôle am dëgg jafe-jafe boo gis conflit boo gis ci justice lay mujjee donc ñi fa nekk war a trancher nga xamante ni président ak exécutif ak assemblée nationale su ñu amoon problème sax justice moom moo koy àtte président ci boppam justice moo koy àtte président assemblée nationale justice moo koy àtte donc koo xamante ni moo lay àtte mën la xañ sa liberté yaakaar naa ni su la ëppul dayoo yow mi ëppoo ko dayoo waaw loolu daal moom mooy mbir yi politique gën ci dugg nit ñi def lu leen parce que parfois dana am yenn yoo xamante ni da nga koy def genre ñu bëri dañ koy jàppee sacrifice mais benn genre message bi ngay yónnee la waaw. mais quand même nit ñi bëggu nañu nga toog fa parce que aussi sooy xeex dara nga toog fa di ko xeex defe naa ci lay gën a yomb ñu jaaxal ñu kay moom la fekk nga génn. waaw xam nga est-ce que boo toogoon foofu xeex bi di gën a yomb. xam nga génn xëy na nekk sax ci beneen côté muy côté xëy na politique bi est-ce que xeex boobu dina yomb. xam nga Ibrahima Ndiaye loolu dama ciy dellu chaque fois. man 2015 la première fois ma bind benn article ci journaux yi bind ci ni ñun xeex nañu fukki at ci biir xam nga magistrat suy xeex ci biir. même ñun suñu organisation. mooy union des magistrats sénégalais nee naa nekk naa ci secrétaire général te du man rek nag maa xeex nag wax dëgg yàlla dama fekk ñuy xeex fekk leen ci xeex bi ma bàyyi fa tamit ñuy xeex ba tey waaye xeexu magistrat kenn du ko xam parce que ci biir la magistrat dafa am obligation de réserve man bi may xeex ci biir ak ñeneen ñi di xeex ci biir du ñu utiliser médias yi du ñu xam donc def nañu lu ñu mën te man sama première démission bi ma def conseil supérieur xam nga ñu bëri dañuy jàpp ni conseil supérieur man ñaari yoon laa démissionné dama démissionné conseil supérieur de la magistrature muy février 2016 loolu benn acte la woon pour te boobu dama bindoon lettre aussi sénégalais ne leen justice de ni ñu koy yoree nii ni ko président Macky Sall yoree ak ay ñooñam ak ministre de la justice ak yenn magistrat yu mag yi lii du jëmul kër nañ ci taxaw man mosuma bëgg a génn magistrature ñu toog ay 13 mois ba lépp li nga xamante ni mënoon nañ ko ñun ci biir def nañ ko yaakaar nañu ni yegg nañu foo xamante ni moom mooy frontière bi su ñu defoon leneen rek ñun dañuy jéggi yoon te ñun duñu bëgguñu jéggi yoon ñu ne nag léegi nañu génni suñu génnee génn bi tamit du génn daw mënoon nañu génn dem feneen daw situation mais dañoo ne affronter situation bi nga xamante ni moom fi nekkoon indi jafe-jafe yi ñu génn gën a am liberté parce que en tant que magistrat su ma taxaw woon fii di wax li may wax nii ñu ne ma violé na obligation de réserve parce que magistrat am na yoo xamante ni waru ko wax su ma génnee am sama liberté nag dugg ci langue politique bi pour mën a xeex loolu. mais ñenn dañu naan est-ce que du pression bu bari ci yow ak say ñooñ moo waral nga dem également est-ce que nekkul sax yoo xamoon nga ne yow mii est-ce que mun na bundu xatal ba nga xamante ne sa liggéey doo ko def nu mu waree moo waral nga préféré génn est-ce que loolu aussi. gis nga paradoxe bi xam nga man chaque fois suñu may poser question dañuy jàpp ni kuy démissionner daal dafa war a am yow daal dara luñ la def man de sama carrière maa ngi ciy sant yàlla carrière bi. poste bi ma xamante ni moom laa bàyyi su ma continuer woon magistrature juróom-benn at du ma am bu gën boobu juróom-benn at du ma am bu gën boobu leneen li moom mooy à part loolu gis nga nekkoon naa membre conseil supérieur magistrature nekkoon naa formateur di bokk ci ñaar magistrats yi nga xamante ni ay formateur la ñu woon formateur yu ñuy jël ñuy tukki di former ñaar parce que rempliroon naa parce que dama doon jàngalee université mu amoon ay critères ma bokk ci donc man mënoon naa jàppee sama bopp ni privilégié la woon sama promotion de yaakaar naa ni ak ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal jamono kenn amu ci woon man avantage yi ma am waaye su fekkee nit ki lu ne yow sa bopp rek ngay xool
yaakaar naa ni da ngay juum waaw démb rek am na fi ma ko doon waxtaane nee naa nit ñi nañu gën a xool intérêt général waaw su fekkee nag intérêt général ngay xool jàpp naa ni da nga xam ni réew mi soxla woon na benn moment ñu nit ñi taxaw ci parce que justice ñun depuis ñu génnee justice yaakaar naa ni actualité chaque mois day wane ni li ñu doon wax changé wul loolu nag ñun mën nañ ne échec u ñëpp la parce que ñun bëggoon nañu ñun bëgguñu woon taxaw di ne nit ñi gis ngeen liñ leen waxoon dëgg la du loolu moom moo ñu importé woon su changé woon rek ñun danañ ci sant yàlla mais ba léegi situation bi c'est la même changé mais aussi loolu est-ce que lu découragé loo ndaw ñi nga xam ne tey bëggoon nañu xëy na mel ni yow wala teg seen tànk fi nga ko tegoon ak ñeneen ñu gis ni génn nga fa daanaka foofu xëy na peut-être liggéey bi war ba ñu ci war a def mënoo ko fa def est-ce que loolu doo leen découragé loo est-ce que aussi ñi nga xam ne ñoo defoon référence yi ñooñu doo leen découragé loo ci côté magistrature ak wàllu yoon ak yooyu. déedéet xam nga yoon moom man li may wax mooy am na ñoo xamante ni ñu ngi ci biir ba tey di xeex mais ñëpp mënuñu génni loolu mënul nekk am na ñu gore ñu jub ñu nekk ci biir di continuer di xeex di def li ñu war a def. adduna nag day fekk ñii dañuy nekk fii ñeneen nekk feneen lépp bokk rek am benn objectif yaakaar naa ni magistrature ba léegi c'est vrai que dernière année yi malgré que métier boo xamante ni soo xoolee ci payoor bi ci dayo beeg yëpp lu attractif la waaw waaye ne daal man damay ne métier du nit ki ci boppam moom moo koy jox importance bu mu war a am waaw magistrature du ma ne métier bi métier bu am dayo la waaw métier bi nit ki koy exercer métier boo gis am na importance am mais ki koy exercer moo ko war a jox dayo bi mu war a am waaw loolu nag jàpp naa ni message bu ma mën a su fekkee am na ay jeunes magistrats yu may dégg wala ñu bëgg def magistrature c'est un métier nañ ci dem xam ni que nañu xeex pour seen indépendance waaw parce que ñëpp tamit suñu génnee bàyyi métier bi nit ñu baax ñëpp bàyyi ko loolu tamit yaakaar naa ni. mu ngoog donc lu baax ci réew mi foofu laay waxee. tey jii yaa ngi doon former université Dakar est-ce que yaa ngi continué ba léegi di former privilège yi nga amoon di dem bitim réew di former di véhiculer les vertus de la justice loolu est-ce que yaa ngi koy def ba léegi. université moom depuis 2013 maa ngi fay jàngale ba tey maa ngi jàngale droit de l'homme et droit de l'enfant ak yelleef xale yi. Extérieur nag formation yi ma doon def noonu formation dafa am liaison ak magistrat te état Sénégal moo ma doon yóbbu loolu moom arrêté naa ko mais maa ngi liggéey sama liggéey léegi tamit lu gën a bëri parce que sànq yaa ngi wax ay man du ma ci bëri di dugg waaye ne bi ma génnee magistrature ci laa commencé gis ay mooy ñu lay kii yenn yi ñu lay xañ yenn yi sa àq ak yelleef mais yooyu jotagul pour ma ciy wax parce que nit su choisir dara da koy dékku am yàlla ñu ñuy suturaal parce que dañuy jéem a tëj buntu yi fii rek yàlla tëj yeneen buntu feneen yàlla moom ay buntam dañoo yaatu donc du ma duggagum ci détails yi boobu waaye ne man pour résumer rek man ci biir magistrature musuma ci am jafe-jafe bi ma génnee magistrature état bi man tamit politique laay def damay dékku yenn damay xam ni ñoom seen gis-gis fa la toll ñu xañ la par exemple yenn liggéey yi nga fi doon liggéey ñu xañ la ko suñ la xañee du Sénégal rek moom moo fi nekk yeneen sous région bee ngi fii donc dañ lay xañ fii sax looy am feneen gën donc mu ngi noonu ñun ci ki ñu jàpp moom yaakaar naa ni ay buntoom bëri nañu ku ko yaakaar rek jàpp ko dama yaakaar ni doo mës a am déception du la mës a bàyyi. d'accord mbokk yi ba tey yéen seen émission pencum Thiès tey jii ñu dalal l'ex-juge Ibrahima Hamidou Dème moom moo nekk par ailleurs le président du mouvement Ensemble gannaaw ba mu sumee robe magistrat bi dafa sóobu ci politique moom lañ dalal tey seen émission pencum Thiès yaa ngi koy wax sànq xëy na yow amoo foon problème mais ni justice yi doxee moo amoon problème
pression beeg ak ñu bëgg leen tënk d'accord ci loolu nga génn mais tey jii ndax loolu ba nga génn ak li gis nga ne soppeeku na ensuite lu bëri ñu ngi koy tudd temps yi comme ni nga ko waxee actualité bi ci wàllu faux billets ci wàllu guerre ci wàllu li nga xamante ne également moom mooy foncier ba tey te loolu yëpp ñun dañuy xaar suñu justice mu addu ci leeral carte gi ensuite fexe ba loolu deñ loolu lan nga ciy wax. waaw Ibrahima Ndiaye xam nga man chaque fois ñi ma nekkal dañ may naan ni yow suñu lay invité. chaque fois justice gars yi journaliste dañ lay wax justice mais gis nga. question justice bi mënuñu daf ñuy rattraper chaque fois. chaque fois day ñëw mënuñu ko bañ a wax question justice parce que justice dafa nekk dara loo xamante ni c'est central. pays boo gis réew boo gis justice bi suy dox normalement suy def liggéeyam normalement day nekk au devant de l'actualité chaque fois. gis nga justice bi pour me résumer ñun bi ñu génnee ba tey ñun mënuñu am prétention ni am nañ lu ñu changé ñun def nañ li nga xamante ni ci ñun la wekku woon waaw def nañ ci ñu ngi ci li ñu wax nii ak li ñuy def yëpp ñu ngi jéem a continuer xeex bi waaye ne xam nga ñaari mbir a tënk justice man justice bi nu muy doxee ñaari responsable laa ci gis ñi nga wax ay faux billets ak ñooñu ñëpp ñooñu ay responsabilité secondaire la ñaari responsabilité principaux yi mooy président de la république moom moo waatoon ne man su ngeen ma joxee réew mi ma teg ko ci yoon daf ko waat dama jàpp ni waat dafa am solo prêter serment ne man su ngeen ma joxee réew mi naa ko teg ci yoon naa appliquer constitution bi moo wax séparation des pouvoirs constitution bi moo wax indépendance de la magistrature te moom ñiy tënk magistrature ci la bokk nit ñi nag mën nañ naan waaw moom tamit nu muy mën a tënkee ma magistrature dafa yomb moom mooy jiite conseil supérieur de la magistrature beneen bi moom mooy président de la république ci boppam régime présidentiel la ñu nekk moom su amee corps boo gis dana am ñenn ñoo xamante ni seen koom ak seen mbir bopp moo leen gënal ñoom su leen jëlee def leen ci yenn poste yi ñooñu dañ koy defal lu mu bëgg président man jàpp naa ni soxlawul ñetti poste ñaari poste soo jëlee poste procureur Dakar poste doyen des juges Dakar pratiquement maîtrise nga justice parce que 90% dossiers yi ñuy wax yëpp fa la nekk donc kooku su ci jógee moom mooy magistrat yi seen bopp ñoom ñooy beneen responsable parce que ñoom dañoo waat ñoom tamit parce que waat bi man dafa am solo waat taxaw waat dañuy banaliser waat taxaw waat ne ñun dañuy àtte dëgg ñun suñuy àttee ñun duñ ci xool kenn parce que loi ça veut dire magistrat loi rek moo nekk ci kawam amul kenn ku nekk ci kawam ku dul loi ku dul charte réew mi ñun dañuy àtte ci loolu te dañuy assurer indépendance de la justice léegi nag ñoom su fekkee ni dem nañu ba taxawuñ ko responsabilité bi ñoom la donc gis nga pédagogie bi waroon am bi nga xamante ni ñoom président Abdou Diouf ñoom Senghor ñoom Assane Bassirou Diouf ñoom Kéba Mbaye daan nañ ko def ñoom daan nañu toog sax pour rassurer sénégalais yi rentrée des cours et tribunaux ñëw Kéba Mbaye wala Assane Bassirou Diouf ne président soo fi jëlee décret bu baaxul dama koy annuler xamal ni lépp li nga war a def dafa war a nekk ci yoon taxaw wax ko parce que pédagogie la parce que sénégalais yëpp a ngi leen déglu ku ko déglu dana ne lii de rassuré na ma donc président li muy am doole yëpp ndeke am na koo xamante ni mën na arrêter pouvoir am loolu am na solo waaw. leneen li moom mooy président tamit su jëlee la parole day wax justice de yéen ñun moom am na yenn yoo xamante ni suñ ko defee ngeen arrêté ñu donc ñu xamal sénégalais yëpp rôle justice ñu xamal dayu justice pédagogie boobu léegi amatul pédagogie bi ñu am moom mooy depuis 2000 mais léegi la gën a fës avec président Macky Sall mooy lan képp ku ànd ak man lu la neex defal même yoon su la toppee
da nga génn ci nu mu gën a gaawee. waaw mais loolu boo ko waxee duñu ne politique bi moom mooy wax parce que léegi comme que def nga sa mouvement. déedéet waaw mais li ma wax parce que man li may wax yëpp xam nga man dama dugg ci politique bi mais gis nga Ibrahima Ndiaye. politique bi man dama am jaar-jaar wax naa la léegi sama jaar-jaar. te dama am ay références te dama am way boo xamante ni aussi bëgg naa ko fi bàyyi. xam nga su may jël ay références Mamadou Dia ay Cheikh Anta Diop. ñooñu musuñu sax gagné benn mairie ñu ne bii ñii ñoo gagné mairie bi wala ay 2% lañ doon am mais terewul ni génération actuelle bi xam nañu ñooñu seen dayo seen taxawaay xam nañu seen valeur. Cheikh Anta Diop kenn du ko méng ak Abdou Diouf Mamadou Dia kenn du ko méngaleeg Senghor ñoo bokkoon jamono léegi. parce que loolu moo am solo ñun politique bi bëgg nañu am ndombol tànk wane ni nit ñi mën nañu gérer autrement parce que sénégalais yi léegi lu ñu jàpp moom mooy nit ñi dañuy wax rek def ba suñ leen joxee ndombol tànk ñu def ni ñeneen ñi. il faut que ñu wan leen ni loolu ñëpp yemuñu suñ benn xarit Moustapha Cissé day bëri di wax ni. su ñëpp yemee am ñu gedd seen cër. dama jàpp ni loolu war nañ ko wane ñun tamit pédagogie boobu ñoom su amee pédagogie bi ñu wane ñun tamit am pédagogie bi ñu wane. ci wàllum géej gi suuf si foofu ñu koy caxatee coow li juddu si bari fa trop te yow en tant que homme politique en tant que koo xam ne aussi nekkoon nga ci yoon ban gis nga ci am dëgg-dëgg coow li lan la. waaw loolu gis nga Ibrahima Ndiaye gis nga problème boobu problème suuf si. problème bu garaaw a garaaw. te dama wax Dakar sax mais ba Thiès peut-être. ak garaaw Dakar ba Thiès naa ñëw ci Thiès. mais gis nga dafay loo xamante ni amul lu ko gën a garaaw. te loolu yaakaar naa ni war nañ ci taxaw. xam nga damay am ñi ñu doon réunir démb ba ci tey ci problème suuf la ma leen di ne ñun sénégalais yi lu ñu moom la ñu xamuñu lu ñu bokk. soo gisee littoral bi sénégalais yëpp même yow mi nekk Thiès yow am nga fa droit lu tax ñuy waxu littoral moom mooy ku romb war na mën a gis géej war nga mën a parce que loolu nit ñi ci seen environnement la bokk. ñu def ay loi ne dañuy protéger littoral bi kenn waru ci tabax domaine public maritime nii la demee kenn waru ci sax tabax en dur kenn waru ci def tel même suñu tabaxee dara war nañu bàyyi nit ñi ñuy gis géej. yooyu yëpp ñu teg ko fële depuis 2000 nag gis nga li ñuy metti nii depuis 2000 la mais dafa jéggi dayoo à partir de 2012 moom mooy rek république bi dañoo dem ba nit ñi jiite réew du rek ni defar réew mais profiter ci nit ñi la enrichir seeni ñoñ. donc loolu mais loolu lan la mën a nekkee parce que 2012 ba léegi Macky Sall moo jiite réew mi te moom li muy prôné moom mooy la patrie avant le parti kon loolu est-ce que loolu li nga wax war na mën a ànd ci ni ñu gisee Macky Sall moom politique am moom. waaw slogan moom man su fekkee slogan rek ak wax xam nga moom wax yi mu waxoon ba léegi mu ngi fii su fekkee slogan rek la patrie avant le parti gestion sobre et vertueuse. man nee naa mënuñu ñun sax slogan dañ ko bàyyi far parce que. slogan yooyu nit ki mënul trouver lu ëpp loolu mais mbir yi du mbir bu slogan mbirub jëf la yéene la ak jëf ji nag dafa méngoowul dafa waroo sax ak lépp lu ñu doon wax waroo complètement amul dara dañuy wax lii ni lii la ñuy wax yéen danañ leen protéger danañ leen yokk seen koom danañu sàmm seen alal ñu def tout à fait le contraire ñëw jël population yi di leen bunduxataal di dal ci ñoom di jël seen alal parce que li ñu jël suuf soosu ñun suñu alal la. gis nga loolu moom moo ñëw ba Thiès gis nga Thiès li fi am. tamit lu garaaw la Ibrahima Ndiaye dama bëgg Thiès waay aussi bàyyi ci xel. parce que xam nga dama koy wax nit ñi il faut que ñuy jóg ci yenn question d'intérêt général yi gis nga képp kuñ ci ñëwoon këram. jël ci benn centimètre jaasi dana génn wala nit ki dana reyante benn centimètre laa wax. waaye ne ku ñu ñëw jël dara ci mbedd day ne
lii moom sama yoon nekku ci parce que sénégalais noonu ñun la suñuy njiit noonu la ñu. mais loolu est-ce que ñàkk xam également. parce que ñàkk xam la jàpp na ñoom seen kër. waaw nañu moom mais mbedd buur la. mais mbedd bi ci seen moomin la bokk. gis nga espace vert amul quartier booy dem te defuñu ci espace vert espace vert moom mooy yéen kër yi ci ngeen nekk ci ngeen di dund ci ngeen di fanaan ak yooyu ci ngeen am seen nekk mais am na fenn foo xamante ni yéen ak seen doom war ngeen fa génn féexlu mu am ay garab. xale yi sax ñu war leen fa defal fenn fu ñuy fooweek yooyu loolu mooy espace vert yi ci Thiès yëpp la plupart yu ci gën a bëri surtout ci ñaari at yi passé teg nañ ci loxo te loolu complicité mairie yi la man li may wax du ma waxantu mairie yi ak service technique yi fi nekk yëpp ak tamit administration territoriale waaw parce que ñoom ñu fi représentant pouvoir exécutif muy gouverneur préfet sous-préfet yi ñoom ñoo war a sàmm suñu alal mais ñoom ñëpp dafa mel ni dañuy lënkaloo jël suñu espace vert yi jël lu ci gën a garaaw leneen lu ci gën a garaaw am na ñoo xam ne dañoo amoon ay terrain tabaxuñ ko ñu jël tëb rek ne dañuy désaffecté parce que loo gis rek day am njëriñ dañu xool njëriñ bi ñoom lu seen yoon ci ay terrain yoo xamante ni désaffecté wuñ ko suñ ko te loolu su amee dafa am yoon bu ñu war a jaar man li may wax xam naa ko désaffectation dafa am yoon bu muy topp yoon boobu topp ñu ko loolu moom mooy dañoo nangu ay terrain jàmbur te da nga ciy gis ay njirim yow ñu ñëw jëndal benn terrain ay njirim ñoo xamante ni seen waajur gaañu na ñu jëndal leen benn terrain tegal leen ko foofu muy seen alal balaa alal bi di dugg ci leneen nga ñëw nga ne man damay nangu terrain bi parce que tabaxoo ko ñëw naa jox naa ko benn colonel armée wala jox naa ko benn chef de service wala jox naa ko benn directeur banque loolu amul xel mënu ko nangu yow doo jël alal ci koo xamante ni amul nga koy jox koo xamante ni am na këram la plupart ñi ñu ko réaffecté am nañ seen kër. mais nag Thiès dafa bari terrain yoo xam ne ñu ngi fii seen borom ñoo ko moom mais de ay 20 ans tabaxuñ ko est-ce que du loolu aussi voilà. waaw loolu. désaffectation loolu procédure bu yoon teg la. loolu su fekkee ni loolu rek moo doon objectif bi mën nañu ñëw fépp fu ñu toog ñu bind mais procédure bi nañ ko respecté ça veut dire procédure. xam nga ku teg sa terrain. ku teg sa terrain naa ñëw ci procédure bi koo xamante ni mu ngi teg terrain am pour suba ak jàmm kii ko parce que ñoo gis dañu fay ñëw chaque fois di xool di vérifier terrain nga yëg ni soo ko jëlul fii ak délai wu at dañ koy nangu mais da nga ci def sax da nga kërti wut benn fukki junni def ci murette bu ndaw pour wane ni fii maa ko moom wala su fekkee ni dem nga yow ba xam ni yow amoo koom pour tabax ko nga jaay ko xaalis bi puisque ay xaalis njirim la ak yeneen la nga def ko ci leneen waaye ne defuñu loolu procédure normale moom mooy désaffectation loolu yoon atte na ko attewaat ko te ñun dañuy bokk ci ñi nga xam dañuy demander population yi loolu man bokkul ak action politique bi parce que fépp foo xamante ni dañuy foqarti alal foqarti yëfu nit ñi ñun dañ ci taxaw parce que procédure désaffectation yow dañ la war a informer dafa war a am mise en demeure yow ñu mettre la en demeure pendant at ne la at yow at a ngi nii soo tabaxul terrain bi rek état da koy nangu wala mairie da koy nangu loolu nag même su fekkee ni ci acte yi dañ ci def su fekkee fii ak 2 ans kii woo ko rek loolu signifié wul dara da ngay gis ci acte yi dañuy naan fii ak 2 ans soo tabaxul mairie da koy nangu loolu signifié wul dara loolu conseil d'état ak cour suprême àtte nañu ni bala ngaa nangu alal nit da nga koy somme da nga koy defal mise en demeure da nga ko koy yëgal ne ko soo ko deful fii ak at délai at da nga ciy génne donc loolu la ñu deful donc loolu ak forêt classée yeeg yëpp fu mu toll nii dafa mel ni daal gars yi dañoo rakkaaju ay mbiru suuf kese moo leen intéressé nit ñi dañ leen di fal wala ñun def leen chef de service wala ñu nekk fi pour alal sàmm alal askan wi ñuy léegi seen objectif rek moom mooy enrichissement personnel loolu nag war nañ ci taxaw vraiment ñu jóg leneen li tamit loo xamante ni gis nga Thiès entrée Thiès fi ñuy def commune Thiès mooy 4444 bi soo gisee
soo jógee pour di ñëw Thiès di dugg Thiès sa droite sa ndeyjoor gis nañu kër yi dañoo sori ba ci EDK bi EDK bi sax ci espace vert la bokkoon dañoo forcer rek def ko foofu yëpp léegi gars yi lotissé nañ ko dama jàpp ne xar kanam Thiès la ñu changé parce que foofu dañu prévoiroon def ko bois de ville mu nekk benn parcours waaw Thiès waay yëpp yi ñuy déglu aussi war nañu taxaw ci loolu parce que suñu taxawul fii ak ay quelques semaines danañ ko tabax gis nañu ñu ngi ciy commencé tabax benn station def nañu collectif ñu ngi remercier vraiment parti politique yi ci taxaw ñun République des valeurs ak Soxna Hélène Tine ak parti PUR parti PASTEF waaw vraiment ñoo ñëpp ànd nañu ak mouvement ensemble tamit ànd na ak ñooñu pour ñu taxaw gis nañu population yi demoon nañu mercredi bi passé rencontrer riverains yi ñoom ñëpp vraiment ñu ngi bëgg taxaw ci loolu parce que loolu suñu droit la loolu dugg na ci suñu domaine public ba pare waaw loolu ci Thiès la bokk espace vert boobu nañu ko bàyyil ñun ñoo ko moom waruñu jël di ko jox ay nit te parfois tamit suñuy jël di jox rek dañ ciy boole sëriñ chaque fois dañu ciy boole ay sëriñ ay nitub diine pour mbubboo leen wala pour nit ñi suñu leen gisee ñu ne kii de sëriñ tal mu ngi ci léegi ñun dañuy dellu gannaaw sëriñ si tamit nañu xam ni ñoom tamit dañoo nekk ci réew mi suñu ànd ak nguur gi di kii askan wi aussi dañoo xam parce que mbiru ñun ñëpp ci dañoo ay nit gëm lañu koo gis am na fu mu bokk waaye ne tamit sëriñ su fekkee dafa bokk ci ñiy jël alal askan wi ni ñuy considéré ñi ñu jiite rek lañ leen di considéré loolu tamit ñëpp nañ ko xam parce que yenn yi aussi maslaha yu ëpp yi aussi yaakaar naa ni jëmewul réew ci kanam. mu ngoog kooku moom mooy Ibrahima Amidou Dème di président mouvement ensemble nekkoon ex-juge bokkoon ci conseil supérieur de la magistrature moom la ñu invité tey mu ngoog ba tey ñu ñëw nag ci li nga xam ne mënuñ ci ñàkk wax également mooy mbas mi Covid 19 bi gestion bi waaw loolu ban gis nga ci am coow li bari woon na guerre sanitaire jékki-jékki mu mel ni guerre alimentaire coow li bari ci wàllu joxe dundu géeg yooyu askan bi boobu léegi ñenn ñi di xaar mu yéex a yéeg si lool ban gis nga ci am en tant que politique également ak tamit yéen seen implication également. gis nga Ibrahima Ndiaye man mbirum mbas mi ak mbirum ni réew mi di doxee mooy ci affaire littorale bi nga wax Dakar. chaque fois ak mbiru Sénélec ak lii fan yi dama am benn jàngat bi ma ci dafa mel ni réew mi kenn jiiteetu ko xam nga man bi président dindee poste premier ministre dama jàpp ma ne loolu option am la waaye ne day premier ministre au moins dana nekk chef du gouvernement léegi nag président moom mooy responsable lépp moom mooy chef du gouvernement amul dara lu mun a am parce que moom lépp lu muy wax moom mooy yëguma ko woon wala mu joxe l'impression que yëgu ko woon waaw léegi gis nga tergiversation yi am yëpp ci mbirum mbas mi suñ ciy wax mooy du ñu amul message bu nit ñi mën a comprendre parce que dañoo commencé ñu ne ñu guerre la waaw def couvre-feu lendemain bi toog leen seen kër ñu gis sax ay policiers jàpp ay nit di leen dóor ñun loolu gis nga mbas mi bi mu amee du début jusqu'à la fin ñun dafa am ay messages ñun tamit yu ñu yónnee ku dem suñu page Facebook dana ko gis bi ñu waxee début bi ne guerre la ñu ne ñun tamit de gis nañu bi lii nu mu def ci réew yëpp ci yenn réew yu am doole yi sax nañu ànd ak mesures yi nga xamante ni nguur gi moom lañu fi teg lendemain bi ñuy dóor nit ñi ñu ne leen lii bokk ci waaw parce que nit ñi mën nañu leen wax liñ leen di wax ci teraanga te sanction doo bokk ci yaakaar naa ni ñu dem dawal 15 jours 20 jours weer ñu bindaat beneen message ne loo gis gestion boo gis war nañu ko jéem a évaluer ñu toog taxirlu xool li ñu jot a def xool li am ñun bi ñu defee weer ñu ne waaw mbir mbas mi dafa mel ni mu mel ci réewu européen yi melu ko fi léegi ñun
dafa nekk 90% sénégalais ñu ngi ci secteur informel. waruñu ñu rek tënk war nañu réadapter lutte bi ñu jël les mesures barrières yi ñuy wax continuer ko waaye ñu bàyyi nag nit ñi dem liggéey. mu gën parce que doo ñëw ay kilifa gis nañ transport bi kii yu mu fi def ñu def proposition yooyu waaw ñun li ñu jàpp rek moom mooy nguur gi dem na ba benn moment ñëw na je pense que dañ doon bëgg profiter xam nga politique politicienne ci lépp lu mu dugg rek daf koy yàq. nguur gi benn moment dëkk bi tàngoon na gis nga avant manifestation yi ci mbiru électricité beeg yooyu opposition bi ni ñu taxawee président réussir na benn moment def union loolu ñëpp a ci koy rafetlu parce que su dara amee mu dal ci askan ñëpp a war a bàyyi ñëpp bokk Sénégal ñu boole suñu yëpp mu bañ a am benn crise benn yëngu-yëngu réew mi suñu mënee xelal président sax pour nu muy def ñu def ko mais nag ci dugal politique non ñun duñu pax ñun bokkuñu woon assemblée nationale kii parlementaire la woon vraiment noonu la ñi ñu woo dem nañu représenté nañu opposition bi yëpp bi ñu demee wax nañ seen ful ak seen fayda je pense que ñoom ni ñu gérer ñi leen ñooñu wax loolu moom la ñëpp gis parce que dañoo dawal quelques jours rek gis nga tey laa gis ni ministre bi nga xamante ni moom mooy doon gérer loolu ministre Mansour Faye nee na contrat yi mu defoon juróom benn ci contrat yi daf ko annulé parce que ñooñu defuñu liggéey bi comme ni ñu ko war a defee. gis nga juróom benn xolal ñetti weer bi mbas bi commencé nga ne yow da ngay ñëw dimbali nit ñi indi leen dund te ba tey jusqu'à preuve du contraire je pense que ñetti wala ñeenti région ci fukk ak ñeent yi ñoom ñoo jot seen dund. waaw Thiès de moom commune Pout daal xam naa ne jot na. waaw léegi loolu doy na waar te bi ñuy leen di début bi mbir yi seen i waay parce que ay contrat yi looloo lay wan ni ñii conception bi ñu amee jiite réew dafa doy waar. comme li ma doon wax rek jéem a profiter pas jéem a servir donc loolu moom moo leen dab malheureusement nit ñi ni ñu joxee marché yi ñëpp gis nañ ko ñu bëri waxoon nañ leen du jëm kër donc malheureusement loolu la léegi nag ñun message bi ñuy def ñun sénégalais lañ koy def parce que dama jàpp ni man ñaar laa ciy wax benn bi moom mooy sincèrement mbas mi tamit nañu xam ni feebar la ci biir yeneen feebar yi waaw parce que gouvernement bi jëloon na jumtukaay yëpp def ko rek ci mbas mi te am na yeneen feebar yu fi nekk yu metti ñun dañ koy wax di ko waxaat ñuy rey gis nga cancer rek ki yore programme bi nee na fanweeri nit ñoo ciy dee par jour fanweeri nit leneen li moom mooy depuis ñaari weer association des sages-femmes wax nañu ni depuis mbas mi commencé ci ñaari weer yi juróomi téeméeri jigéen faatu nañu ci moto loolu tamit nit ñi war nañ ci bàyyi xel am na fii ay AVC ay yeneen feebar yoo xamante ni yu ndaw yuy rey nit ñi loolu tamit nañ ci bàyyi xel ba nañ jox mbas mi mesures yu ñu wax mesure barrières yi ñun ñi respecté ko xam ne aussi mbas mi warul ñëw rek tënk nit ñi ñu toog seen kër mënul nekk xam nga nañu jël mesure yi aussi gisuñu ko waaw nañ leen dig même liñ leen diggoon koo ko jox père de famille boo jox ñaari saaku ceeb ak fukki litre diwlin ak yooyu te loolu du ñëpp a ko am te du ñëpp a koy nangu am na ñoo xamante ni man am na sama benn xarit bon moom liggéeyam tënku woon na mais daf ma ne mais yow da nga yaakaar ni suñu taxawoon fii ñëw di joxe dund mën naa ñëw fii di taxaw di jël parce que am na ñoo xamante ni seen kii la ñu tënk mais bokkuñu sax ci ñi ñu war a mais sonn nañu. dëgg la mais est-ce que formule bi nga ko defee xëy na pour yow moo baaxul. formule bi ñëpp wax nañ leen baaxul. ñëpp wax nañ leen ne suñu ko joxe woon xaalis nit ñi jot nañ dëgg bu yàgg ku ne jël. am na ñeneen sax ñu wax ni mënoon nañu wàññi dund bi. subventionné ceeb beeg yooyu. parce que am na ñoo xamante ni mais du ñu yaakaar ni dañ leen di dimbale
mais sonn nañu ci mbas mi. dëgg la. am na ñoo xamante ni mbas mi bàyyiwul kenn. donc loolu suñ ko defoon ñëpp gis ci seen bopp mais dama yaakaar ni politicienne moom moo leen jàpp. d'accord mu ngi noonu kooku moom mooy sunu invité ba tey ci wàllu ignorance ñu gis ni comme ni nga ko waxee couvre-feu bi ñu ne 20h bu kenn génn gars yi génn premier jour bi ñu ngi li ci xew yëpp mais également ci wàllu ignorance nee nga loi yi moo tiim ñëpp mais jalgati bi bëri na mais tey ci yéen seen jargon dañ naan nul n'est censé ignorer la loi est-ce que loolu nekkul loo xam ne tey ji war nañ ko mën a xoolaat parce que nit ñi dañoo xamul loi wala dañ koo déggul wala xëy na ci kàllaama bi ñu bokk ñun ñëpp muy wolof nit ñi comprendre ñu daal nit bu dee ba ñu ne couvre-feu 20h la nga dem voilà violer ko ba deneen li ci fekk est-ce que loolu droit ni ñu koy jàngale Sénégal est-ce que leer na ci bopp nit ñi. waaw xam nga dañoo am ay njiit yoo xamante ni ñoom bëgguñu askan wi yeewu. bëgguñu askan wi gën a yeewu. am na ñoo xamante ni ci seen jàng ak ci seen pas-pas am na lu ñu xam ñu ngi xam loi bi askan mi nag ñu bëri ci ñoom ñu ngi daal ci benn situation boo xamante ni dese na leen yeewu loolu tamit il faut ñu wax ko mais nguur bee koy def da leen di tënk ñii duñu leen jàngal duñu jàng alxuraan duñu jàng école duñu jàng leneen parce que analphabétisme bi fu mu toll nii dafa jéggi dayoo. te waxoon nañu ni 2024 la analphabétisme lay jeex Sénégal. Analphabétisme moom mooy ku mënul jàng su ku mënul lire nag ñu bëri dañuy yaakaar ni français kese la arabe ci la ak yëpp. waaw léegi loolu nguur gee koy def mais nag am na loo xamante ni dafa positif depuis quelques années man dama koy gis mooy léegi nit ñi affaire judiciaire yi nu muy bëree ñu ngi gën a xam yoon sénégalais ñu ngi gën a xam yoon. waaw koo ci gis xam na ay ak yelleefam suñ ko defee dara parce que daan nga gis il y a 20 ans 30 ans ku def dara dañ lay yóbbu police policiers yi dañ lay dóor mais léegi kenn du nangooti ñuy dem police di la dóor. même police yi si moom sax duñ ko def sax ñoom seen bopp xam nañu ni soo ko defee nit ki dafa lay porter plainte donc ñu ngi gën a xam mais nañu yokku ñun ñëpp di gën a askan wi ñu koy gën a yee ustaas yeeg jàngalekat yeeg yëpp ñu nekk ci xam ni même ñu demul école ñi war nañu gën a xam seen ak seen yelleef yaakaar naa ni nit ku su gënee xam ak yelleefam dana du yomb nax waaw puisque ñoom nag dañuy bëgg di nax nit ñi di continuer di leen nax di leen noot jàpp naa ni loolu daal gënalu leen. mais des fois confiance bi ci wàllu justice comme ni ñu ko waxee sànq ku ñu laal sa suuf nga constitué war nga dem ci yoon mais dafa dañ naan boo fa demee tamit doo fa jëlee dara wala dina yéex boo xamante ne lenteur administrative dina yéex ba nga xamante daal yow daanaka doo am gain de cause wala boo amul doole aussi doo si génn loolu noonu nga koy jàngatee parce que dañ koy wax. waaw wax nga dëgg gis nga confiance dafa am solo ci rapport boo gis. même rapport entre ñi nga xamante ni dañuy sëy ñi nga xamante ni ay dañoo am dañuy liggéeyandoo yooyu entre ki ñuy àtteeg ki koy àtte entre kiy jiite ak ñi muy jiite confiance boobu nag dafa depuis quelques années loolu dafa dañ parce que justice bi nee naa la message bu muy joxe la soo demee nga ñëw man daan naa toog sax ba nit koo xamante ni dañ ko tooñ ñëw di wut ku la dimbale xam nga loolu ku ñu tooñ mu xam ni man dañ maa tooñ mais soo demee tribunal soo amul ku la dimbale da ngay ñàkk. loolu nag su fekkee ni loolu nag magistrat yee war a liggéey bi def preuve de pédagogie moom mooy affaire yi ñuy dégg magistrat yi am na ci ñu ci bëri vraiment ñu ngi def seen liggéey. normalement wax dëgg yàlla. mais nag ñu gën a am pédagogie ñi nga xamante ni ñoom ñooy yàq magistrature bu bëri wuñu nee naa la ay motuñu fukk. ñooñu ñoom nañ leen wax parce que ñooy yàq seen réputation ñoom ñëpp. nañu wax ak ñooñu suñu bàyyiwul ñoom ñu dénoncer leen publiquement vraiment loolu la il faut que ku ne def li mu war a def ay responsabilités am du am ñoo xam ne dañ fiy toog rek ñoom di def lu leen neex képp ku ñu jàpp wala képp ku def dara lu mu rëy ñu bàyyi la nit ñi du ñu amati confiance en justice bi responsable yi xam nañ leen dénoncer. d'accord peut-être que sa ambition ci diwaanu Thiès ci wàllu politique lan mooy sa mbébét à court terme comme à long terme ci diwaanu Sénégal. waaw léegi nag li jàmp moom mooy à court terme ñun depuis 1 an wax nañu candidat lañu ci mairie Thiès
candidature nag boobu comme li ñu duggee ci politique dafa am loo xamante ni moom moo ko waral. mooy d'abord constat bi ñun suñu gisoon ci réew mi walla ci Thiès ñu yore ko ci yorin bu mucc ayib yàlla xam na ni dañuy ñëw ànd ak ñoo ñu dimbale leen parce que defuñu politique pour ay ndombol tànk. lépp looy def proximité la nga ànd ak askan wi def ko nit ñi ñu yëgal leen suñu ñëwee di am benn projet ñu ne leen lii la expliquer leen askan wi jox la ci ñoom seen xalaat nga boole yooyu yëpp ànd def ko. loolu la gis liggéey loolu amul liggéey boobu amul Thiès ku ne na gis kuy toog di jël ay espace vert kuy toog di nangu ay terrain nit nga gis Thiès lan moo fi changé mairie lan la fi changé dëggantaan waaw loolu la ñu. Thiès Nord Thiès Ouest Thiès fépp la ñu wax maire yëpp quoi. maire yi yëpp benn la jàpp nga ne liggéeyul même gestion la ñoom ñëpp am na fu ñu bokk ñoom ñëpp même gestion la ñoom ñëpp ci nguur bi la ci ñenn ñi ñoo bokk parti maire yi d'arrondissement yi. keneen kiy jiite maire yi Talla Sylla moom ci nguur gi la bokk. même chose la mais ñuy góorgóorlu de Talla Sylla muy góorgóorlu mbiru folklore la ñu jiiteeg la ñu jiital ak liggéey effectif. non parce que ñun Talla Sylla taxaw na ci taxawaay bu am solo à Thiès vraiment il faut le reconnaître. waaw mais léegi xam nga sànq dañ ñu wax ñun. loolu aussi dañ koy bëgg a préciser. parce que ñu bëri dañ ñuy wax waaye yéen mbas mi lan ngeen ci def. di jàpp ni dañoo war a ñëw jël ay alal di joxe ay ceeb di joxe ay diwlin ak yooyu man su fekkee ni loolu rek a des ci politique. ma bàyyi politique parce que loolu lu gën a delloo askan wi ci gannaaw déglu rek Ibrahima Ndiaye ma wax lu gën a delloo askan wi ci gannaaw loolu ci la bokk moom mooy xiifloo nit ñi ba ñu xiif ñëw indil leen saako ceeb ne maa ngi lay ñu ngi lay toppatoo walla xaar ba élection jege ñëw indi ay ceeb ak xaalis di nax nit ñi ñun suñu politique ñun dañuy ñëw di proposer ñun suñu njub ak suñu yéene ak ñi ñu àndal suñu waxee ñun mooy ñu àndal ñun mouvement ensemble dañoo wax ni kenn lu mu mën ñu bëree ko dàq. d'accord ñu àndal ak askan wi seen bopp li ñu bëgg yéene bi ñu am ci Thiès ñu ànd def ko ci njub ci vraiment ay projet yoo xamante ni ñooy ñëw ànd def ko. loolu la ñuy kii mais nag ñëw yaakaar ni ay boolu ceeb ak yooyu loolu moom mooy régler question problème population yi man loolu. yow daal da nga jàpp ne ñoom ñëpp liggéeyuñu am ngeen ambition. non man du ma nihiliste pour naan liggéeyuñu dara. dëgg yàlla mais yéene bi Thiès. dayo bu mu am ak opportunité yu mu am ak nit ñi liñ fi war a mën a liggéey loolu gisaguñu ko. xam nga Thiès waay mag ñi sax suñu lay wax Ousmane Ngom lañ lay wax comme maire. waaw li ci tegu yëpp vraiment nit ñi gisuñu ci seen bopp. yaakaar naa nag ni Ousmane Ngom def ñun ambition bi ñu am moom mooy ñu def mieux parce que mbir mi du rek ay budget mbir mi yéene la pas-pas ànd ak nit ñi loo ànd ak nit ñi liggéey rek yaakaar naa ni dana am solo. ñu jeexal rek ak xëy na dernière question bi mooy peut-être que ban message ngay lancer aux jeunes magistrats aux étudiants professeurs nga nekkoon nga ci justice voilà ban message ngay lancer aux populations thiessoises également. waaw ñun daal message bi ñuy lancer rek moom mooy nit ñi. nañuy gën a góorgóorlu étudiants yi jàng. gëstu étudiant nag su ma waxee man du étudiant yi jàng droit rek képp kuy jàng ngay jàng alxuraan ngay jàng araba ngay jàng leneen jéemal gëstu lépp li ngay def rek nga jëm ci def sa kéemtalaay kàttan nga ñu yee nit ñi tamit képp koo xamante ni jàng nga ba yeewu ñi nekk sa wet soo yaakaaree ni yeewoo gu ñu jëm leen a yee. parce que réew mi jàpp naa ni nit ñi suñu gënee xam seen àq ak seen yelleef nit ñi gën a xam jafe-jafe yi nan la ñuy def ba génn ci nit ñi gën a xam ñi leen di nax ni ñuy def pour nax leen naxoon nañ leen démb ñu ngi leen di nax tey li ñu war a bañ rek mooy ñu ñuy nax suba. waaw loolu moom dama koy wax chaque fois su ma dajeeg suñu
mbokk jigéen yi seen mbootaay yi loolu laa leen di wax. parce que dañuy ñëw nit ñi chaque fois dañuy ñëw di politique soxla nañu mairie wala soxla nañu présidence wala soxla nañu assemblée nationale ñëw wax ak ñoom am lu ñu leen jox loolu la ñuy jàppee ni loolu seen njëg ñu jóge fa suñu leen votelul suñu leen votelul jàpp nañu suñu faloo ñun def nañu li ñu waroon defal duñu gisaat ñooñu loolu nag dañ cee war a jeex war nañu ñun ñu jub ñu ngi suñu biir nañ leen xam te damay lancer aussi beneen message aux personnes ñun ñi nga xam ne dañoo jàpp ni waruñu def politique gis nga politique bi jàpp naa ni suñ koy def ci anam bu baax anam bu jub jaamu yàlla la wax dëgg yàlla parce que sa réew nekk ci jafe-jafe nga taxaw ci nit ñi nga xamante ni ci ànd ak ay nit ñoo xamante ni ñoom ñoo war a defar réew mi ngeen defar ko jàpp naa ni loolu jaamu yàlla bu mag la parce que képp kuy jaamu yàlla ci atmosphère bi ñu nekk nii jàpp naa ni sa jaamu yàlla daal dana am lu ci des parce que jafe-jafe yi daal dafa bëri